maire commune Thiès Est monsieur le maire ñu am mbégte d'abord ci li ñu dalal monsieur le maire fu ngeen toll ci xeex bi ngeen door contre le Covid-19 depuis le 2 ba léegi. bon asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Thiès rawatina la commune de Thiès Est bi nga xamante yàlla def na ma nekk fii le maire donc wax ni avant tout dañuy sant yàlla bu baax di wax ñaan ci yàlla mi nga xamante ni moom moo fi indi li nga xamante ni la ñuy mën a wax li lëmbee àdduna bi muy Covid 19 bi di coronavirus bi donc di ñaan rek yàlla suñu borom mu gaaw jeexal ko parce que nag vraiment population àdduna bi sonn nañu donc jaaxle nañu aussi donc nag ku jaaxle da ngay delluwaat rek ci yàlla bien vrai que moom moo ko sañ mais nag wax moo wax tam ñu ñaan ko quoi donc ñuy ñaan mu gaaw yemale ko fi ah ba mu commencé ba léegi nag comme question bi nga wax defe naa ni le 2 nga wax la commencé mars si je me trompe pas donc ñun defe naa ni le 5 la ñu commencé séddale suñu premier jet bi jëm ci les postes de santé yi nga xamante ni moo nekk ci suñu souscription muy 8 postes de santé yi ci la ñu commencé woon di séddale fekk ñu jotoon na am matériel médical boo xamante ni ay équipement donc séddale ko les 8 postes boole woon ko ak accompagné woon ko ak antigel yi ak eau de javel ak ay madar ak lu war na àndal rek lu ay kit yoo xamante ni vraiment joxoon nañ ko premièrement li nga xamante ni mooy waa kër docteur yi comme ni ñu ko mën a waxee waaw. bi ngeen jógee ci loolu itam monsieur le maire kenn mënuloo ni commune bi nga nekk dafa bëri mbooloo macha allah lu toll ci ñaar fukki carte officielle ñoo fi nekk naka ngeen di def nag askan bu sakkan woowu yëpp macha allah dëkk ak yow ba jàppale gi mën a egg ba ci ñoom daara yi bu ñu xoolee toll na ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar aussi mbooloo moom yëpp naka ngay def ba jàppale gi mën a egg ba ci ñoom. waaw loolu lépp ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ni ku mu jiital lu mu la yan nga njëkk a ñaan ko mu oyofal ko donc moom la ñuy jëkk delluwaat tàllalaat koy loxo rek pour mu oyofal lañ ko parce que xam nañ ni mbooloo mi sakkan na macha allah mais nag terewul ñu ngi xeex bu baax ànd ak équipe municipale bi yépp vraiment pour jéem a xool yan pexe la ñuy mën a fexe ba satisfaire le maximum possible ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci commune bi parce que benn nekk na commune bu néew doole yi bare tey ñun yàlla def na li ñu naan jaraaf ji fi mu nekk muy maire bi ku sa bët xonq wala nga jaaxle di nga fa dem tey bu boobaa suñu responsabilité dafay engagé wu pour ñu mën cee taxaw moo waral depuis boobu nag ni aussi ça fait ba mu commencé ba nag ni yenn lañu fanaa noppalu woon toujours quartier général parce que lañ def fii ci maire bi nekk fekk équipe yaa ngi dégg nekk fii d'ailleurs remercier aussi ñi nga xamante ni ñoo fi nekkal ci comité bi fi nekkal ma teg ko fii Maguette Sarr en tant que coordinateur jiite ko di ko remercier de passage ak ñi mu ko bokkal ñëpp donc le bureau municipal donc ak les services vraiment noppalu benn yoon pour xalaat naka la ñuy def pour mën a satisfaire les demandes yi nga xamante ni ñoo fi ñëw parce que nag li ñuy wax teg ci feebar bi dafa am loo xamante ni war na li ci gën a muccal nit mooy néewal sa temps wàññi au moins activités yi nga doon def te su boobaa réew mi nekk na réew moo xamante ni néew nañ doole ki nga xamante ni da doon dem di xëy di wuti lu mu yóbbu ci këram defe naa ne bu dematul dafay xaw a doy waar kooku ñun teel na ñoo xam ni lii dina poser problème ba ñu jël noo garde fexe ba li nga xamante ni luñ leen di xalaatal pour dimbali leen là aussi prévoir nañ ko boo xoolee commencé nañu teg nañu dispositif presque lu toll ci 15 tonnes de riz mi ngi fi ak ay miskit yoo xamante ni tam dina ko mën a accompagner parce que da nga lim ni daara yi bari na da nga lim ni aussi la population bari na parce que population mat 155 000 nangam habitants donc du caaxaan donc kon bu nekkee sunu kii ñun on est obligé taxawaay bi nga xamante ni moo wax. taxawaay boobu nga xam ne moo leen war monsieur le maire jëm na ci li ngay jëfee ci sa doole bopp ak li état ñu jàppale la. ci loolu nag sukkandiku bi ci lan nga sukkandiku ba def dispatching bu baax joxe bi nan lay demee ñu néew doole seen loxo yi seen ginnaaw. xam nga nee naa la état wax na ni mi ngi indi li muy jàppalee chaque commune d'ailleurs jox nañu rek
benn nombre ni temps la ñu war a jàppale ci commune Thiès Est donc di ko ci remercier bu baax mais ñun xaarañu état bien vrai que ñu ngi xaar nag ndax wax na ni mi ngi ñëw mais teewul ñaare ci sunu doole bopp li nga xamante ni commune bi def na ko ci wàllu taxawu xeex Covid bi defe naa ni liñ ci def ñëw ngeen fi ñëwati fi gis ngeen li jëm ci affaire kit yoo xamante ni dañ ko parce que bari nga daan naam da nga war a fexe ba njëkk a xeex li nga naan moo lay may wér-gu-yaram bi muy moo waral ñu doon joxe kit yooyu on a presque dégagé presque lu war a mat 2000 gel d'infection xam nga ma ak des madar ak ni ma ko limaté ainsi de suite lu mu war a àndal rek def nañ ko séddale ko njëkk ci commune bi avant muy sori foofu defal fi ay jeunes formation 33 jeunes yoo xamante ak suñu partenaire à GFA mu dugg ak ñun jàppale nu fekk itam ñun néew li ma la rek tooguñu on n'a pas croisé les bras parce que wax nañ la G yi ñu njëkk a séddale ba jusqu'à présent ñu ngi ci dem jox ko ci boutique yi ak boulangerie yi à hauteur presque lu war a mat 700 et quelques boutiques yoo xamante ni dem nañ fa joxe fa ay kit xam nga loolu mooy xeex bi taxawu tam suñu population parce que ku ne xam na tam ni population bi mel fii bon loolu bi ñu ko defee kon xam nga loolu xaaraguñu état bien vrai nag bi ñu ci jógee aussi itam ndimbal yi nga xamante ni tam ñoo ngi koy prévoir pour séddale ko ni wax limal naa la ko sànq mi ngi ci suuf lu dem ni wàllu dund bi mi ngi fi mais comme état nag ñëw ak appui boo xamante ni daf koy def ñu itam loolu tam nañu fexe ba nga xamante ni au moins bu ñëwee ñu boole ko ci dina gën a yombalit suñu liggéey parce que tam nekk na loo xamante ni am na solo donte ni du mat mais nag am na solo dinañ ko saluer quoi. ngeen am ñaar fukki quartier officiel. mais ñoo xam ni mën nañoo tenirul ci compte ndax kat dëkk bi day màgg rek quartier yooyu monsieur le maire ngeen teg ay comité lan ngeen di génne ñi nga xam ne ñoo gën a yelloo dund boobu jàppandal ko. xam nga comité yooyu sous comité yi nga wax ci quartier yi avant dañoo am comité communal. comité communal bi fii la nekk ci mairie bi yàlla def na maa koy présider ak ñi nga xam ne membres yi nga xamante ni ñoom ñoo ci war a bokk te loolu lépp dañoo wax critères yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci war a bokk comme comité développement communautaire président sama mi ngi fi woon bàjjeni gox yi ainsi de suite ak les délégués de quartier muy 20 yi nga wax dama leen convoqué fii à la mairie bi ñu ñëwee ñu toog xamal leen ni leen état bi li mu dégagé pour la commune de Thiès Est mi ngi nekk 3435 3435 yooyu nag ñu war koo jël séddale ko ci 20 quartiers xam nga tam séddale tam moom it vraiment ma ciy lancé après rek nit ñi tam dal ci xel ba pare war ci tam xam ni rek kuy séddale lu matul dina xaw am ay raq-raq mais nag nañ ci dem ak vigilance ba nga xamante ni le maximum possible coow li du mën a bari parce que benn comme li nga wax ñi koy yellool donc loolu moo waral ñu njëkk a woolee délégué yi ñëw toog bi ñu toogee ñu def dispatching bi chaque quartier ci la ñu séddalee 3435 yi te ay quartiers yi bokkul moo waral bi ñu leen séddalee diviser ko par ku nekk am 150 ba pare ñu war a retourner nag li nga xamante ni moo des ñu war koo mën a xool naka lañ koy séddalee ci ay rajo par rapport ak taayu quartier bu nekk la nga représenté ci population loolu lañu def bi ñu paree nag ñoom ñu dellu ci seeni quartier def des sous-comités sous-comités yooyu nga wax dafa am ay représentants waaw am na jox nañ leen circulaire yi ñi ci war a bokk muy OCB yi n'est-ce pas ak les bàjjenu gox ak les relais ak élus locaux yi muy ñi nga xam ne mooy représenter le maire ñooñu defe naa ni liggéey ak délégué bi nga xamante ni mooy nekk le président donc ñooñu defe naa ni liggéey boobu ñu teg ko ci seen loxo dinañ ko saytu na mu waree pour mu bañ a amit coow parce que dafa am yu fi jaaram ci lu mel ni RNI bi xam nga mooy 3000 et quelque wax boo ko boole moom RNI yi day nekk 5706 kon xam nga am na solo mais cette fois-ci séddalin bi nag dañ cee bàyyi xel
ba nga xamante ni pour di ci éviter coow loolu moo waral commission yooyu ñu teg seen liggéey dañ ko war a saytu na mu waree ba du am coow loolu moo waral fi mu ne chaque quartier dem nañu taxawali seen sous comité pour mën a toppatoo liggéey bi ba coow yi du mën a bari parce que kenn ku nekk ña bokk ca quartier ba lañ fa jël kon ñoom ñëpp dinañ xam ñi ci jaadu ak donte ni ñëpp jaadu na ci mais bu ñëpp yemeen am ñu gedd seen cër am na ñoo xamante ni dañ ko yelloo d'office loolu la commission yooyu seen liggéey foofu lañ di xaar pour ñu def ko dans les règles de l'art moom am transparence bañ am benn coow. monsieur le maire am na gox yoo xam ni ay kilifa gën nañ ci seen baat di xeeb lañ leen jox la leen état jàppale ndax yow Pape Bassirou Diouf li la l'état li la nguuru Sénégal jàppale xeeb nga ko wala boobu. non xam nga xeeb sax ci waxin dafay xaw a niru lu ñaaw parce que ki nga xamante ni moom donte ni dafa jël teraanga ni da la koy jàppale teraanga lu mu tuut tuut doo ko xeeb mën nañu ni kat parce que dañ naan awma moo gën doyalu ma loolu la gor di wax. mais dañuy mën nañu lancer appel kenn rek xam nañ ni situation bi doy na waar et puis xañ na man bu ñu ma doon laaj en tant que maire dama naan li ñu joxe bu ñu subventionné woon li nga xamante ni moom la ñu joxe kon frais yu bari yi ñu ciy def ci lu ni wàllu transport bi wàllu leneen ak leneen ak coow yu mu jur vraiment bu ñu subventionné woon comme ceeb bi wàññi saako bi buy jar 20 000 ñu def ko la moitié litre diwlin 1000 francs ñu def téeméer kees suukar ñu def 500 wala 600 ñu def ko 300 wala 250 xam loolu si ndax alal la ci def ndax ceeb bi rien n'est gratuit mais bu ñu defoon loolu doon na gën a yombal et puis ni ñuy dajaloo yi ñuy wax ak coow yi si nar a jur yooyu yëpp ak temps bi ñuy def man sama xalaat bopp yoon boobu def naa ni bokkoon na bokk nekk bi gën a baax mais ça ne veut pas dire que du tax nga xeeb ko parce que kiy jël débloqué ay milliards def ko ci pour askanam dafa def li ko war. bon liñ na nag xañ na nag xam nañ ni xalangu dajul réew daanu dajul réew mais nag bu yokk nit te damay jàpp ni ndax dañuy ñaan rek yàlla def yëf yi yem fi mais bu fi yemul nag damay jàpp ni liñ naan bala nga naan naam da nga fay ne kon damay jàpp ni c'est son droit absolu pour que mu fexe ba nga xamante ni dina def li ko war pour gën a mën a dolli li nga xamante ni def na ko parce que li mu joxe ni baax na mais ba tey xam ngeen Sénégal ni mu bindoo ndóol gi ni mu fi bare damay jàpp ni donte ni mën na ni néew na waaye bu boobaa damay jàpp ni duñu seetaan il est obligatoire dafa war a ñëw renforcer waat ko. juñu ko sànq coow li mu nar a jur coow li mu nar a jur na ko ba noppi sax ndax tey Mansour Faye sax mu ngi organisé conférence de presse di ay démenti yow ngay également leader politique fii ci Thiès loo ci xalaat ci côté foofu bi transport beeg marché ceeb yeeg yooyu. waaw mooy li ma ni wax rek ni am na loo xam te bu ñu demee woon man si j'étais à la place de Mansour Faye ak yeneen ak même le président mooy li ma la wax rek su waxtaan na nag ñu ne war na waxtaan donte ni waxtaan na mais loo xamante ni ci ki ngay dimbalee la jëm déglu woon ko daf doon baax kon dafa naan du poser problème yooyu ba pare dafay xaw a doy waar it ñu ni gorom la ko jox xam nga wax nit ñi fu ñu jaar wax en ce moment parce que version yi bari na nangam 6 milliards 1 milliard nangam ci transport ci loo xamante ni boo doon xool ci Sénégal ak fi mu war a dem dañ naan bari na comme li nga wax donc bu il faut nag moom dañ ko joxoon il faut mu toog war a def conférence de presse mais mënoon na ci bañ a am parce que mënoon na jaar beneen fois boo nga xamante ni du àgg fa parce que du moom rek parce que ñi nga xamante ni di jaay ceeb it dégg nañ leen ñu ngi wax ñoom Moustapha Tall ainsi de suite ñoom Samba kii Diall kii ak ñeneen ak ñeneen donc yeneen commerçant yi donc moo waral man la waxtaan bi xañ na dafa des parce que bu tege woon foofu war na tege dafa naa yu bari mën nañ ko ci éviter comme moom dafa bëgg lu transparent donc mën nañ cee dégager Mansour wala bu ñu ci dégager mu woo les acteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo ko bokk ñu mën koo defandoo moo nekk li gën. laaj bu mujj monsieur le maire juróom-ñetti poste de santé nga am ci sa commune ci wàllu jumtukaay yi jëm ci wér-gu-yaram lan nga leen di jàppale. wax naa ne ca départ ba jël nañu sunu matuwaay yi ñu war na jël yëpp ndax ca départ ba ñoom lañ njëkk a doté leen di xaar tam fekk yàlla def na dolli na sutura parce que def naa ni soo delloo ginnaaw ci seeni reportage waxan naa ni dinañ leen doté ay thermoflash yooyu yàlla def na mi ngi soog a agsi ndax fa ma ko doon xaar ñëw fa
mais malheureusement yàlla defal nañu sutura ba bëgg parce que thermoflash yi dafa am importance parce que service booy dem yu mag yu bari yooy dem ci Sénégal bala ngay dugg ci loolu la ñu mën a jëf sukkandiku pour mën a xool sa température yàlla defal na nag sutura on a 8 postes de santé ba tax na thermoflash yooyu tey moo nekk nii ngay gis ñu war koo jox suñu poste de santé yi ñoom ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu santé ñu mën koy utiliser parce que dina leen dimbali aussi ci seen liggéey ndax itam ku sa yaram tàng ak lu mën a xew soo boo fa duggee wala bala ngay dugg sax dinañ xool ndax nit ki yaram mën a tàng te du ko xam waaw. li ñu doon xayma nag monsieur le maire li ñu ci def ci koppar. mooy comme li ma doon wax rek ñun suñu priorité ci commune Thiès benn mooy njëkk santé ak éducation déjà wax nañ ni même bu ñu delloo ginnaaw sax ci école yi d'ailleurs ci PACASEN bi li nga xam moom lañ amal defe naa ni def ci li ñu am lépp presque ci éducation lañ ko def muy ci école yu bari ñu defaraat fay salle de classe defaraat fa ay mur ak i toilettes donc ñëwut itam poste de santé yi bi affaire bi xaaruñu sax moment bi ñu ko war a def mais dañu ko anticiper ba def engagement bi à hauteur de 8 millions déjà uniquement pour lutter contre ce coronavirus. monsieur le maire kàddu bu mujj looy dégtal nag mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ak ñu déglu ñu tàggoo. mbokk yi ñuy seetaan daal li ñuy njëkk wax mooy li ñuy wax rek li ma faral di ko waxaat médicament bi gën mooy discipliné na nit ñi gën a vigilant gën a discipliné gën a déglu instruction yi nga xamante ni mooy personnel santé bi wax parce que toujours ñu ngi wax ci télé ñu ngi wax ci dans les rajo ci réseaux sociaux yi pour que ñu fexe ba référé ci loolu ñuy wax dina waral tax au moins ñu parce que seen domaine la tey dañ leen di dañuy saluer surtout le ministère de la santé ak équipe am dañ leen di encourager di saluer vraiment effort yi ñuy def parce que du guddi du bëccëg bu ñuy noppalu ak aussi la police gi nga xamante ni tam ñu ngi veiller ci affaire couvre-feu bi loolu dinañ leen bala mënuñoo wax te du leen sant parce que loolu lépp itam ci xeexu corona bi rek la bokk kon loolu bu ñu ko dee def loolu damay wax population bi ak rawatina les chefs de famille ñu gën a vigilant fexe xale yi di toog à l'heure parce que lépp xeex bi la xeex bi ne buñ ci jëlee jiital ci discipline vraiment ak teg mbir yi ci yoon léegi yàlla mën na def ak ñaan yi yàlla mën na ko fay jëlee ñu delluwaat ci suñu activité kon loolu moo tax ñu wax ni rek nañu respecté règle yi nga xamante moom lañ wax di ko doxe di gën a set di gën aussi di gàttal suñu tànk fu ñu amul soxla ñu bañ fa mën a dem loolu mooy li nga xamante ni mënu mën a wax ba mu jeex te duma ko wax. ci cas communautaire yi nag monsieur le maire cas communautaire yi nga xam ni mi ngi lëmb Sénégal loolu dañuy sax amu fi benn cas yi ñoo mi ngi jàpp naa ne fi mu nekk ñëpp wér nañu loo ciy wax cas communautaire yi. waaw dañu naan dañuy sol masque ñëpp bu ñu. waaw xam nga déjà bu ndee ba ñu ngi sol masque wóolatuñu kenn ba ci ñun ci suñu biir ñi épargné wuñu donc cas communautaire mooy nit kiy dox moo koy indi yëfi kenn du ko jël kii donc wax nañ ni Touba amatu fa bay ak nga dégg ñu ni am na ku ko jëlal benn commerçant bu demoon Dakar oto yi yóbbu ko fa xam nga donc loolu tam moo tax moo waral ñu war a respecter li ñu wax di sol masque yi di toog aussi vraiment lu amul solo nga bañ ko dox parce que loolu cas communautaire mooy li gën a grave bien vrai di saluer aussi parce que personnel santé bi ñu ngi def liggéey bu mucc ay parce que bu ñu xoolee dans le monde Sénégal bu ñu dee mën nanu référé wu ci ni ñuy liggéeyee donc loolu dafa jar saluer vraiment waa kër docteur ñi nga xamante ñuy yëngu ci wàllu santé ci Sénégal vraiment dañ leen a war a gën a respecté loolu aussi état da cee war a jàngate loo xamante ni war na ay kii sanitaire yoo xamante ni ay infrastructures yoo xamante ni lu mel nii mara détaillé bu mu amati mais war nañ fee mën a jóge ba équiper nos hôpitaux vraiment defaraat ay sanitaires yoo xamante ni équipement yoo xamante ni dina tax xel nit ñi mën a dal parce que nag seen xarañte tax na ba ñëpp ràññee leen ci àdduna bi donc loolu di sant bu baax aussi la presse aussi itam noppalu leen guddi ak bëccëg parce que nag defe naa ni lépp lu ñuy am comme information rek muy heure bu mu mën a doon yéen ñu koy jox à temps réel kon yow il faut que ñu sant leen di sant aussi la commune de Thiès Est parce que nag vraiment ñu ngi def liggéey boo xamante ni bu mucc ayib la
di parce que taxawaay bi ñu war a taxaw ci seen population ñu ngi koy def fii may waxe yéen léegi ñu ngi toog war a tenir benn réunion te réunion bi lépp jëmul ci lu dul ci liggéey boobu nag moo tax ma jàpp ni épargne wul kenn tey la commune de Thiès Est comme ni ma ko waxee rek ñun ñëpp suñu responsabilité dafa engagé wu en tant que conseil municipal donc dafa engagé wu pour xeex bi ñëpp war cee mën a jàpp di ci indi ay solution balaa bi mujj monsieur le maire comme ci sa gox la xale bi ñu faat yàggul daal fii ci champ de course bi nga ci wax ci ñàkk kaaraange wala insécurité boobu nga xam ni mën na ko jox muy biir Thiès globalement mais bi ci mujj ñi fii ci champ de course bon loolu tam ñu massawu di jaale ki nga xamante ni moom moo ñàkk bakkanam mooy li ma wax rek ci delluwaat ci parents chef de famille yi parents yi dafa am loo xamante ni seen responsable nañu gën a mën a yaraat xale yi nañu gën a mën a veillewaat ci seen njaboot parce que li ko wax bu ñu daan xeex la ba ñu jàmm c'est loolu ñàkk yar bokk na ci moo tax parents yi seen responsable toujours di ci engagé wu champ de course am na sécurité benn parce que nañ la bëccëg la xew te maa ngi dégg ci directeur bi mu wax ni porte bi dañ koy fermer toujours bàyyi ko mu ubbeeku mais ñoo xamante ni ba ñuy dem di yéegi miir wala ñuy yéeg porte bi aussi loolu dafa nekk loo xamante ni parfois sécurité bi mënul foo taxaw rek police am fa amaguñu moyen boobu foo taxaw am fa gestu gis police sa wet wala nit ku ne kaa booleeg policier loolu mënul nekk moo tax ma ni responsabilité nit ñi nañu delluwaat seen xel ci yàlla nañu delluwaat seen bopp itam xam ni éducation boo ko amee dëgg sax am na loo xamante ni du la ci fekk di sant bu baax taxawaay bi nga xamante ni tam moom la ci service d'ordre yi def ba affaire bi moom laa lay wax ni la Sénégal yi daf ñoo am ci personnel loo xamante ni vraiment dama naan xamuñu ko sax man mi ngi dem lu bari ci extérieur ak leneen xam naa ne Sénégal am na service yoo xamante ni seen liggéey xarañ nañ ci lool xëy na jumtukaay yi moo manqué mais nag ci côté niveau teg seen expérience ak yooyu seen matériel nañ ko sëkk di sant bu baax aussi directeur de course bi parce que taxaw nañ ci ñoom itam bàyyiwuñ ak police rek parce que le gardien muy galaay aussi itam def na ci liggéey bu ndax itam bu vigilant amu woon du nu mën a ubbi piste yooyu même bu ko police ubbee ci ñoom la ñu jaar ba mën a am atteindre li nga xamante ni tam ci lañ feeñal nit ki waaw. jërëjëf incha allah. voilà kon merci beaucoup.